bismillah ku bëgg a dee weexu de mbir mi daal xeex la xeex rek mbaa dee laa la wax tribune yéene kaay ne Ousmane Sonko de pare na de ngir lépp nag laa la wax maa la ko wax njiital Pastef yooyee waaw nee na duma wuyu ji ci benn convocation laa la wax ar day taali waaw ak jalgati bi nga xam ne maanaam jalgati nañ ko nag loi bi lée jàppale ne sama malaanu ki range ga day fa mu nekkoon la nekk ba léegi nii la de dañul dëgg la Ousmane Sonko day ci tribune yéene kaay waaw nee na gis nga Macky Sall day fi mu nekk nii bu ma bëggee sànk ay loxoom dana tax de loxoom yi dana tax de Le Quotidien yéene kaay ne lal li malaanu ki range yow Ousmane Sonko moomee waaw jàppale ne Sonko day ma nga la ngaa mun na kon ci ay sërëm laa la wax dëgg la laaste parce que jàpp na ni daal fi nga xam ne moom la gars yi jaar ni lée mbir moomee baaxul de moo xam kon ci tribunal ba la wala boog ci assemblée nationale dañoo jalgati yoon waaw ba tax na nag Ousmane Sonko day la mu nar waaw mooy xeex rek confrontation Ousmane Sonko daa nar a xeex njiital Pastef googee nee na caatum réew mi ci boppam laa lay wax nii moo ma may ma xeex j'invoque mon droit constitutionnel de résistance à l'oppression dëgg la caatum réew mi ci boppam laa lay wax nii wax na ne buñ la bëggee rey toroxal la te loolee jaarul yoon xeexal barke yonent bi xeexal loi ko santaane de Ousmane Sonko ne gis nga le doyen des juges day Samba Sall procureur de la République Bassirou Gueye ak le juge Mamadou Seck mi ne ab langa buri la triangle boo xam ne fa la yu defu lii di jaar les coups foireux sur quotidien Ousmane Sonko moomee day nee na xeex rek la résistance rek wali bañ naa dañoo nar a bañ de le témoin yéene kaay critique ne Ousmane Sonko kay jël na nag mboy gi Sonko prend le match Ousmane Sonko ne dama dul wuy ci benn convocation juge d'instruction bi laa la wax critique yéene kaay ne njiital patriote yi day fas yéene wu la wanteer boppam de billaay ko soxla ci moom di nga lamb poos lu bare bari laa la wax dëgg la waaye nag moom Ousmane Sonko daal di ne yëkkati ay tuuma yoo xam ne lal ko ci ndoddug magistrat yi nga xam ne maanaam ñoom ñoo yor dossier bi de Mamadou Seck la ak procureur de la République waaw Bassirou Gueye dama ne la Ousmane Sonko bi le daa sampal ndënd défier nguur gi ci boppam laa la wax te Sonko xam le ne xeex rek la résistance ngir yàq projet bi nga xam ne ñoom nguur gi dañu koo teg ngir daal di jeexal na carrière politique am daar ab projet naa fex waaw Ousmane Sonko ci direct news yamu ca ndaxte nee na Macky Sall day leen nay bëgg-bëggam teg loxo Ousmane Sonko ci nu mu gën a gaawee nag laa la wax daal di koy yóbbu ca kaso ba le mandat de dépôt comme que ñoom moom mandat de dépôt yi tourné seen bopp yi yéene kaay Pape Diogoy Faye bi ne Ousmane Sonko bi le est-ce que nekkul ne xeex ak Macky Sall ca Casamance la ko bëggee mar di tali la ilaha illallah noo ko bëggee direct news de police yi nga xam ne dañoo ñëwoon ci kër Ousmane Sonko di fa yëddu di espionné waaw Ousmane Sonko day jël na ca ñoom matériel police bu 10 nag laa la wax te yàlla Ousmane Sonko ci enquête yéene kaay ne du ma nangu ñu may teg loxo boo xam ne kon jaarul yoon te loolee yàggatul te Macky Sall ci boppam laa lay wax nii moo ko programmé termine yéene kaay ne jàppale ne Ousmane Sonko day défier na justice bi laa la wax sampal na leen dënd te dàq na tamit bépp convocation Ousmane Sonko xamal na ay militant ak sénégalais yi lée ne leen bu leen juum de cooli 2024 la te heure toog ci salon yeeg yooyee di waxtaan mais looloo fi war a jeex Macky Sall xeex la xam rapport de force defante la xam Macky Sall xamul droit de ay mbir mi jaar na yoon ak jaarul yoon yoonam nekku ca laa la wax waaye bi yoon dee bu ma bëggee liquider moom Macky Sall waaw bilaay ay loxoom danañu tax wala 24 heures yéene kaa ne en tout cas Ousmane Sonko day waaw fas yéene wala nekk ay yaay may ma ñeex de toog noonee rek ñu sànk ko déedéet Ousmane Sonko ne maa ngi xamal sénégalais yëpp ne leen bu weesoo ay feebar yu ndaw a ndaw waaw jàpp leen ne dara daluma laa la wax aw ma feebarum xol aw ma feebarum dënn du maladie cardiaque wala pulmonaire jabetuma dara daluma laa la wax nii maa ngi xamal sénégalais yëpp ne nag lu ma mën a dal Macky Sall la jéem ma posone jaarale ko ci way xarale yi lée yu sophistiqué posone ma Macky Sall la Ousmane Sonko ne seen bëgg-bëgg bi daal nekkul dara teg ma loxo dugal ma ci kaso bi bàyyi ma fa ma dee foofee ca biir kaso ba éliminer ma ci ay élection yàq sama dar daal di may toroxal du ma ko nangu dara bee saa yéene kaa gi ne waaye waa yaana maar day waaw nee nañ la 5 bii di ñëw naan la sénégalais yëpp génn ci mbedd mi laa la wax dëgg la marche rek l'observateur ne Adji Sarr day déglu nañ ko démb ca tribunal ba mbéte président dañ ko escorté ba maara day taali laa la wax léegi ko yéene kaay ne Adji Sarr de juróomi waxtoom yéen ko déglu waaw fa mu nekkoon la nekk ba léegi Adji daal elle insiste persiste et signe barke yonent bi tuuma yi nga xam ne maanaam moom la tuumaal Ousmane Sonko day Adji Sarr démb la ca gën a jaar te bi yoon sax nag daa gën a dëj wax jaar waaw dama ne la Adji Sarr démb ca bureau juge bi di Mamadou Seck waaw ca la gën a nekkee sax à l'aise que gendarmerie ba yéene kaay Cheikh Omar Ndaw bi ne seede itam danañ leen woo day muy deuxième masseuse ba Aïssata Ba borom salon ba Ndeye Khady Ndiaye jëkkëram Ibrahima Koulibaly ak Sidi Ahmed Mbaye jarbaatu Maodo Malick Mbaye ak Ousmane Sonko kooku nee na du wuy
ji source aane assemblée tey day waaw ay dambooy dana leen xamal ne leen gis ngeen Ousmane Sonko mi de wala yàgg naa xam ne moom ngeen di wut yéene kaay daaw da càmmi ne bu ñu laalee malaanu kii raa ngeen ba day waaw léegi nag kenn mënatu koo téye daaw da min journaliste ne waaw bu boobaa kay attaque baa koy convoquer boppam nee na du wuy ji daaw da min ne ñu daal di jox na takk der ya ab kay ngir ñu indi Ousmane Sonko par force mandat dama ne ba la ca jamono jooje Macky Sall lañ doon pikiiru ca pale ba Le Soleil yéene kaay ne ginnaaw ba mu ñaxoo ba pare waaw nee na ñi nag joxe nañu exemple ñeneen ñee ca des président Macky Sall ci tribune yéene kaay ak laas bu ñu jëleelee ñax yi yéen sénégalais yéen laay waxal boo leen jëlulee ñax yi pikiir yi waaw dama koy jël jox ko yeneen i réew Afrique mbete ko moom xaalis beeg ñax wi Direct News ne ko non monsieur le président amoo sañ-sañ di joxe suñuy ñax laa la wax non monsieur le président vous n'avez pas le droit de donner nos vaccins waaye yow yaa ko moom yéene kaay Pape Jogoy Faye mi ne gis nga di xopp sénégalais di leen diital di leen menacé naan damay jël kon vaccin yi lay jox ko yeneen i réew loolee nekkul ay kàddu yu toog ngir yaay sénégalais pour ñu dem ñaxu ji loolu du sa wax bu dee ñax yooyee dañ leen a jënd suñuy impôt la jar suñuy ñax la jar bu dee nag dañ ñu ko may askan wi ci boppam lañ ko may ne ko mais monsieur le président sa ministre de la santé bi ci boppam kon nga war a waxal ngir mu teg benn programme boo xam ni ñaax nit ñi sensibiliser leen yay leen convaincre leen ci wàllum vaccin bi parce que nag monsieur le président yorug réew tam gouverner c'est aussi convaincre yay nit ñi rawatina nag bu nekkee ci musiba wallaay ñaxu yi day pikiir yi boo ko mayee du la jik comme ni la pétrole ba jigee te pétrole boobee moom mënuñu koo fàtte de parce que suul gaz du ko tere xaañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën ne la alaaji tëj Sonko ci moom nee na xel xalaatul mu fay teg ab tànkam te ku ko fay séntu it doo ko fa gis ndax nanu ko doxalee ba fii dara aw ci yoon moom Ousmane Sonko dafa gis ne commission ba nanu ko taxawalee it dara aw si yoon kon nag lépp lu sa mujjantaloo moom du ko reconnaître kon nag xel xalaatul muy nangu lépp lu ruusandee tey ji si plénière ba ci ay kàddoom moom Ousmane Sonko démb am nag janox taskatu xibaar yi mu ngay xam ne kon lu njiit njaak njiitu réew président Macky Sall moo di njaak ndax moo nekk ci ginnaaw bëgg koo faagaagal ci wàllu politique te xel xalaatu ko bu fekkee nag moom président Macky Sall daf ko bëgg faagaagal na takku taxaw fas kene jàkkaarloo moom te bu mu bañ nag ay loxom tax a deret Ousmane Sonko mooy ni xam le nee na dana bañ ba tëdd ci suuf ndax fa ñu ko bëgg a jëmale xel xalaatul mu say ànjax ñoom dañ ci àndax ñenn ñu nga xam ne seen xel dafa màcc jëm ci wàllu politique waaye ay xel tuxat yu nga xam ne ni ñoom it dañ addu ci biir la jotaayu xibaar tàggat yaram bu ñu sa tolloo Pape Mantam bu lañ ci àndal fas kene ko ndar képpel yéen a kaay xëy dëxëñ ñax El Hadji Ahmed Aïdara ngeen taaxirlu ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ànd ceex Yacine Seck. Voici Trafic News. Papa Ali Cissé ana noo def ak fan nga nekk. Voilà, merci beaucoup Yacine rek daal dinañ progressé sànq jaar nañu au niveau du rond-point Case des Parcelles Assainies foofu la aussi pas trop de complications seulement rek ñi nga xam ne ñoo bay ko sur les deux voies de Cambérène moo xaw a yéex tuuti bu dee nag croisement 22 foofu la aussi pas de souci mën ngeen fa jaaxee daal di wéy seen circulation si noonu rek ñu tàllal ñun daal di wutali point de l'émergence foofu la aussi amul jafe-jafe seulement rek bu ngeen wàcc pont bi moo xaw a yéex tuuti mën ngeen fa jaaxee aussi sur l'avenue Thiandoum pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàllal rek daal di wutali Grand Yoff foofu la aussi pas trop de complications naam sax ay wat yu bëri ñoo ko choisir ngir jaaree fa d'autres l'entrée signalée pour sur l'autoroute Seydina Limamou Laye foofu lay xat na lool loolu nag ñu ngi concerné ñi nga xam ne ni ñoo bay ko du côté de la foire destination passerelle bu nag Sicap foofu lay ay wat yu bëri ñoo fa nekk di am difficulté daal di progresser situation aussi pour ce qui s'est passé au niveau de l'échangeur de la foire foofu lay aussi yéex na pour ñi nga xam ne ñoo génne du côté Talibou jaaree ko yëngu leen wala sax ngeen bay ko Padoua yeeg pont bi ñoom ñëpp ñoo fay transiter ba tax na yéex na lool laata rek ngeen dépassé passerelle bu foire wante nag bu ñu ko dépassé amati complication mën ngeen wéy seen circulation tranquille sur la VDN vers Cimetière Saint-Lazare foofu la c'est complètement dégagé pour l'instant Yacine Seck. C'était Trafic News. merci beaucoup Papa Ali Cissé ba si kanam incha allah moom Mbaye Ndiaye ma bàyyi la nga wéyandi. bi la jotaay xibaar yéen ci ay ponk dañu koy fës ne jukki waxtaanee ko ñu bokkal plateau bi El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak Birahim Diadji Touré ñu tali sa pencum ndawi réew ma foofee de tey xel yi fa la ñuy dem ndax nag si suba gi la ñu fës ne def ak taxaw seetlu maanaam plénière bi ngir xool ndax malaanum kiiraay bu Ousmane Sonko dañu koy lalli am déet moom Ousmane Sonko ni ki démb amal na genn wax taskatu xibaar yi mu di ñaareel bi yoon waaye la ñu seetlu moo di yëyul yàbbi benn yoon ci la ñu kaa tuumal jëm ci mbirum viol beex lu ni xeetoo fa mu teg ab tànkam yooyu ca yàbbi moo di rek doxalinu pencum ndaw réew maax sunu wàllum yoon dafa gis ne ak par parloo dafa am akub jalgati ñu ànd see xala San Balde ma ko teewe woon
fukki fan ak juróom gannaaw bu mu njëkk yëkk ay kaddu Ousmane Sonko daal di delloo buum ca mboy mboy jàpp ni yëf yi complot politique la ci discours bi nga xamante nag yëkki na ko amul dara lu ci soppeeku jëm ci fànn googu mu jàpp ne sax complot bu ni mel na ko Macky Sall tëralee dafa daal di lajje ak ñi nga xamante ni ñoom la ci daal di àndal moom mu jàpp ni yëf yi moom mënta génn wàllu politique gannaaw baral bi nga xamante ni baral nañ ko ci dossier bi ci diggante procureur doyen des juges ak ki nga xam ni mooy juge 8e cabinet yor wàllu instruction bi boobule instruction sax mu jàpp ni ñoom nag bind nañu bataaxal jaare ko ci ay avocat ngir rek dàqal ko ndax jàpp nañu ni jaarul yoon leader parti Pastef dar ci dolli ne bu fekkee ni rek yëkkati nañu malaanu kiirlaayam dafay doon lu tegul ci yoon ndax lépp lañu daal di salfaañee loo jëm ci wàllu ak yelleefam ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati ne ko nag daal nay ñaawlu yi teg loxo yi nga xamante ni ñu ngi koy teg loxo jamono ji ay doomi réew mi te fanweer ak ñetti taasi téeméer ñi nga ci loxoy alkaati yi ba mu jàppaleen ay détenu politique ci bi muy daaneel nag moom yëkki na ay kàddu xam ne ni bii lay yoon nag bu fekkee Macky Sall da ko bëgg a faagaagal ci wàllu politique loxoom dana si taqe bu baax a baax. El Hadji Mouhamadou Mansour maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay maam. na ngay tey sant alhamdulilah. alors démb mooy ñaareel benn Ousmane Sonko jàkkaarloo taskatu xibaar yi yëy yàbbi ci li nga xam ne moom la ñu kaa toppee waaye it nee na xel xalaatul muy wutali dem sa assemblée nationale. dafa sukkandiku ci ay tomb yu mu nii moo tënk ci wàllu yoon man koo jàppandalal du dem wuy ji assemblée nationale. bon bu fekkente ni bi la mu wax méngoo na ak li règlement intérieur bu assemblée nationale wax. nañu continuer respecté ko ba ñu egg ci mën koo topp ci wàllu yoon bu fekkente ne xëy na communication politique la parce que man du ma juriste xëy na te liiruma règlement intérieur bu assemblée nationale mais comme tudd na ay points ay articles ni respecté wuñu ko bu fekkee membre commission ad hoc bi fukk ak benn la war a nekk alors que am na ñu démissionné ma tudd fukk ak benn juróom-ñeent ñi mën nañu ne siège dafa am ay wax yu ci war a am na ñu wax ni dañu war a compléter nombre ba. Maître Babou moom nee na 9 yi des comme entamé woon nañu liggéey mun nañu continuer eggale de toute façon daañu dem tey plénière parce que convoqué nañu ba noppi mais bu fekkente ni bii nag du ma wuy ji am na ci mun na indi leneen de toute façon gis nañu démb Ousmane Sonko bu communication bu yaatu ci anam gu tegu ci yoon mais ak ay tomb yu sew a sew nag yoo xam ne ay galgal la yu mu dugalaale ci biir communication ñu xam ni lu mu waajal la et il est entouré par ay nit yoo xam ni même boo xoolee texte bi sax da ngay xam ni càmbar nañu ko laata. càmbar nañu ko Birahim Touré démb def na communication waxul ci Adji Sarr waxul ci la nga xam ne moom la ñu koy tuumal moom dafa jël lépp teg ci kaw président Macky Sall. waaw ak justice aussi. parce que boo xoolee joxoñ na président Macky Sall mais tamit joxoñ na. ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yoon tudd na Bassirou Gueye di procureur tudd na Samba Sall di doyen des juges waaye tudd na également Mamadou Seck mi nga xam ne moom mooy juge 8e cabinet bi war a àtte wala bi yore dossier instruction bi waaye ñu ngi xamal ndax wax na ko ni ay avocats dañu fas yéene dem ci président cour d'appel premier président cour d'appel déjà pour niilal ñi nga xam ne ñoom ñoo yore dossier bi muy juge d'instruction bi du 8e cabinet Maguette Seck waaye également kii di procureur bi di maanaam ñoom ñëpp ñu effacé leen parce que dafa jàpp ni yoon fasuñu ko yéene doxal ci mbirub Sonko Adji Sarr ni ñu koy waxee waaye li wóor mooy ni moom ni ko ñëpp fësalee mooy ni daf ko jàppee ultime combat bu ñuy nekk ci duel jamonoy ay Louis XIV ca France dañuy jàpp ni duel à mort lay doon benn fetal nga yore boo xam ne benn bal moo ciy ne am ñoo xamee ni benn jaasi lañ yore benn yoon nga koy mën a gor nit benn fetal boobu ñaari nit bu ñuy jàkkaarloo dos à dos la yi njëkk a def avancer quelques mètres tourner ku ci nekk tiré ku fetalam dem keneen ki moom moo ciy faatu moom jàpp na fi ñu toll nii dafa nekk ci duel combat mortel diggante moom Ousmane Sonko ak Macky Sall. mu ngoog ñu desandi ba tey ci mbiri Ousmane Sonko nee na demul te xel xalaatul ñu koy xaar sa pencum ndawi réew ma ndax dafa jàpp ni député yi nga xam ne ñoo war a def ak taxaw seetlu ci malaanum kiiraayam ndax dañu koy summi am déet ñoom ci boppam ñoo njëkk a violé loi bi ñu ànd si ay kàddoom moom Ousmane Sonko. waaye nañ ko defee dafa respecté wul charte yi moo tax ma ne tey ak lu mun a am assemblée nationale man mi sama immunité da jógewu fi conséquence nag biñ ciy tiré mooy fa ñu nekkoon suñu diggante ak section de recherche fa ñu nekkaat ba tey ma ne man dinaa taxaw jàmmarloo ak moom dinaa taxaw résister parce que loolu constitution moo ma ko may seen menaces yi ñuy wax appel à insurrection xaw ma lan man maa ne man Ousmane Sonko ci sama bopp dinaa taxaw résister ci lii ñu bëgg a def. El Hadji Ousmane Sonko ne dëkkab door a fayoo koy tas te nag du toog di xaar ñu koy faagaagal. bon résistance la wax sukkandiku itam boobu itam ci ay tomb mais résistance est-ce que moom mooy solution
est-ce que itam bu fekkee dafa tënk ci wàllu politique rek ak commencé woon ci wàllu mœurs mun naa yegg ci indi ak jaxasoo ci réew mi de toute façon muy ñaari parti yëpp ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Adji Sarr ak ñi nga xam ni ñoom la Adji Sarr tuumaal kenn ku mu ci doon da nga bàyyi xel ci ni moomoo réew mi pour nga mën koo taal. de toute façon am na ay points yu am solo yoo xam ni wax na ko moom Ousmane Sonko ba tax mu jàpp ni du nangu xëy na fii Macky Sall jaaroon ak Karim Wade jaaroon fa ak Khalifa Sall mu fay jaar ak moom donc laal na foofu ci wàllu démocratie parce que ku jiite am réew ku nekk pouvoir faaw mu accepter nekkandoo di dundandoo ak ay opposants léegi nag xaw ma ci angle boobu la ñu koy yóbbu wala dañ koy bàyyi ci angle mœurs ba nga xam ne ci la débuté woon mais actuellement la politique maanaam coow li mujj naa jóge ci politico sexuel ñëw ci politique judiciaire te mu ngi bëgg indi nag ay jaxasoo de toute façon apaisement moom mënut a ñàkk kilifa yi woote ci comme ni ñu ko entamé woon démb parce que ñaari parti kenn ku nekk da nga am détermination ci position bi nga xam ne ci nga nekk te bu ñu seetee fi coow li commencé woon daanaka jarul agsi ci benn stade bi ci fi Sénégal toll. fii Sénégal toll di leen fàttali ne comme ni ma ko waxee réew mi suñu réew la bu ñu nangu ñu taal ko muy xam Ousmane Sonko wala Adji Sarr loolu nag ne serait-ce que pour donner l'information jàppale ne jamono ji maire du ngeen di teewlu foofee sa Tëngéej am nañu fay yëngu-yëngal yi nga xam ne nemmeeku nañ ko si tali bi am nañ image yi kon nag ñi nga xam ne ñoo bëgg liggéey tey ji war a ñëw ba fii Dakar tey nag seen ñëw dana metti lool kon ñi nga xam ne ñooy yombal dem beex dikk bi nga lawaay nañu fa teel a dem ngir jàppale ñooñu ñu mën a amal seen activité Ousmane Sonko la ñuy desandil ba tey jëm ci la ñu koy tuumaal nee na lépp politique la mu mel ni kon dañu ko bëgg a faagaagal ci wàllu politique loolee jot na ci àddu démb ñu teewlu ko. moo des ci pexe nañu xam ni dinañ leen ci fekk te jël nañ suñu matuwaay du ma sori nag ndax wax bu yegg boroom xel moomu ko saa su jógee pour faagaagal ab adversaire politique dafay làqatu ci gannaaw ay nit ndax moom ci boppam ñemewul góor da ngay ñeme li ngay def mais buqat la boo xam ne day làqatu ci gannaaw ay nit boo waxee ñu ne la justice bu ko kilifa wooye mu ne ko mbirum justice la bu demee RFI ne mbirum justice la comme du wax ak waa fii waa RFI lay waxal dama ko wax ni bii pa bu dee dafa bëgg a faagaagal Ousmane Sonko il faut mu li muy rendi na nangu ni moom deret bi dina taq ci moom. ñu mu ngoog Ousmane Sonko la mu wax Birahim Touré te nag kii di maître Abdoulaye Babou wax ko moo di te fekk sew ko ci parce que kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko dafa nekkoon procédure bi jëm ci wàllum yoon lépp dañu ko jalgati sa pencum daaw réew maytu waxi noppi loolee Abdoulaye Babou maître Abdoulaye Babou àndu sa ndax nee na doxalin ba fii amul genn jalgati. bu nga xam ne dafa jiite woon commission des lois doon juriste peut-être xam na li nga xam ne moom mooy règlement intérieur ak texte yu assemblée nationale mais tamit ci li ñu nekk mbirum politique la ku ci nekk tamit da ngay bës levier yi nga xam ne jàpp nga ni boo ko bësee yow da nga ci am ndam ci wàllug opinion ci wàllug yoon parce que maa ngi koy wax sànq ay avocat Ousmane Sonko dañoo fas yéene récuser juge bi yore wàllu dossier bi récuser parquet bi nga xam ne moom moo ubbi enquête bi récuser ba ci doyen des juges parce que dañoo jàpp ni ñett ñooñu dañu seen maanaam nekkuñu di doxal justice mais li ëpp solo ci mbir mi am na kàddu gu mu yëkkati ba wax ci wàllu tour de ret ne ni Macky Sall na jàpp ni bu waree dindi moom ci li mu nekk jamono ji wala en tant que opposant mu bëgg ko faagaagal ba mu convoqué li nga xam ne moom mooy droit constitutionnel jàpp ni c'est naturel individuel droit la boo xamee ne à la résistance et face à l'oppression moom jàpp na ni kon mën nañoo àgg ba ci de manière imagée la ko waxee mais mën nañu àgg ba ci tour deret ce qui est assez dangereux quand même ci fi ñu réew mi toll tey kon Ousmane Sonko la ko war du leen lu dem wuyu jiite la muy wax ni ajul ngooñ du samay kàddu kii di Pape Amadou Fall mooy ni xamle xelam dafa màcc jëm ci wàllu politique nee na ngir dëgg gi feeñ fa Ousmane Sonko nangu dem wuyu ji yoon ñu teewlu ko. am na ñuy jàpp ne ña ngi koy xaar feneen ci wàllu yi nga xam ne moom mooy kàddu li mu indi ci wàllu yi nga xam ne moom mooy ay kàddoom tey ci ay gundu xatal ak li nga xam ne moom mooy ay fitna loolu ay argument la yoo nga xam ni dinañ leen déglu li ci des nag mooy su demee ci kanamu ñi nga xam ne moom mooy ay ñoñam di député suñ ko waree futti dinañ ko futti su fekkee nag ñu ne lii dañ koy teg ci suuf dañ koy suul lépp lu mën a ne la bu boobaa ñu def ko waaye daal sénégalais yi li ñu bëgg moom mooy lan moo xew ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñoom ñaar rek a xam ak yàlla keneen ku ci wax yaakaar naa ne war ngaa mën a maandu. mu ngoog El Hadj ñoo ko déggandoo kii analyste politique la dafa gis ne ngir dëgg gi feeñ kii di Ousmane Sonko nga la waaye na nangu dem wuy ji yoon. waaw mais bu ma ko yombal nag à ce point. dafay dem wuy ji yoon
mais ci kaw yoon tegu ci yoon toujours moom bu fekkee ci démocratie la ñuy wax démocratie bi nga xam moo ŋànk yoonu yi nga xam ci la ñuy sukkandiku ngir ñu àtte ñu ñun ñëpp moom toujours bu fekkee gis na ni am na fu xelam tey am na sañ-sañu demander ngir ñu jubbantiwaat yoon boobee ngir mu mën a dem wuy ji ñoom itam ñi nga xam ñoom ñoo ko yor nañu ko pour apaisement bi nañ ko fekk si ca la mu demander parce que mun nañu ko état la mun nañu ko ñu yor appareil bi mun nañu ko bu fekkee commission ad hoc bi membre yi ci nekk dafa matul mu tudd ay points ci assemblée nationale ni loolu bu matul du dem wuy ji nañu mottali loolu te bañ a précipiter dossier bi vu gravité bi nga xam ne am na ci état bi amul intérêt di ko précipiter parce que tôt état dañu bëgg mu leer te yoon itam mën na topp lëf at wala ñaari at donc nañ ko teg ci façon boo xam ne dafay leer ba nga xam ni ëllëg ki si biir du mën a am jalgati wala nangam mais actuellement fi situation bi toll bu ñu ko précipiter pour bëgg gaaw dindi mbalaanal kiiraayal Ousmane Sonko mun na sabab laneen lu gën a beneen tardement bu gën a metti bu ñu xaaroon tuuti pour awale ko ci yoon. comme am na fu mu sukkandiku te juristes yi itam wuute nañu ci nee nañu 9 yi du doy faaw ñu complété ko ba muy 11 ñii nee nañu 9 yi ñu entamé woon mun nañu continuer 9 yi dana doy loolu mënut a nekk polémique. mun nañu ko soppiwaat ci wàllu doxalin yoon jàppandalal na leen ko parce que yoon toujours dafay may nguur mu am issue de secours nañ jëlee secours ba pour mën a compléter Ousmane Sonko taxaw ci kanamu yoon ñu àtte ko Adji Sarr. lu ko mooy itam moom dafay am fu mu sukkandiku ci wàllu yoon. mu ngoog yoon mën na ko yombalal ngir nag lépp aw ci yoon ba ñu mën ko déglu te nag géej gu du déborder fitna du yeewu. xam nga ci principe laay waxee principe mooy li nga xam ne moom mooy li war a am. dafa am séparation des pouvoirs loolu mooy principe bi est-ce que doxal nañ ko wala doxaluñu ko loolu beneen débat la mais dans le principe et surtout par rapport ak dossier bi gis nañu ni yoon moom mu ngi continuer liggéeyam mooy lan gis nañu ñu entendre ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr. procureur am na ñu bu jot a entendre mais ci coow li yëpp am na koo xamee ni moom la ñu bëgg a entendre muy ki ñu tuumaal moom am na position boo xamee ni yoon may na ko. ne ni d'accord ma ci tuuma yi yoon may na ko mu ne wuy jiwuma ci loo xamee ni teguñu ko ci fi nga xamee ni moom mooy yoon waaye am na loo xamee ni nag yoon mayu ko mooy bu fekkee ni dañ ko teg dans le cadre légal ci wàllu principe amul sañ-sañu bañ a wuy ji loolu moom c'est cadre légal la ak principe boo xamee ni li ñu naan l'état de droit nag moo fi ne donte nit ñi mën nañu miim ndegam am na justice indépendante ou pas. xanaa di fàttali ne kon rek juge bu 8e cabinet bi niki démb la door liggéeyam déglu na ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr moo waral coow lii kenn ci ay avocat am fekke woon na ko Maître El Hadji Diouf ba mu génnee ci audition bi yële kàddu la ci yëkkati. xam ngeen ni li ñuy wax instruction dañu aaye ku ci wax l'instruction est secrète képp koo xam ne génn nga tey la nekk fële ci juge bi prison nga war a fanaan. yokk ci ni bâtonnier aaye nañu suñu bâtonnier te dañuy respecté suñu ordre des avocats parce que ñoo ko fal aaye nañu ñuy wax ci dossier bi. sama cliente Adji Sarr teew na ba mu waree teew tardé wul benn seconde. teew na xelam dal na am na moral. ñu àddu jëmale ba tey ci mbiru Ousmane Sonko nga xam ne am na ñu ko di renfort waa mouvement Y'en a marre la wuyoo ñoom ci boppam nee nañu nag faw askan wi dugal seen loxo rawatina société civile bi ci ay mobilisation yu nga xam ne nii nam nañ ko amal juróomi fan ci weeru mars moo xam ci Sénégal wala biti réew caat bu Y'en a marre la ñuy teewlu ay kàddoom. ñi ngi woo képp koo xam ne sénégalais nga que incha allah le 5 danañu doxee fi ñuy woowee place Washington ñu gën koo xam ci buntu ministère de l'intérieur. dox jëm place Soweto ñu gën koo xam ci buntu assemblée nationale dox boobee ci Dakar nag naka noonu lañ bëgg mu amee feneen ci réew mi noonu la ñu bëggee it mu am feneen fépp ci diaspora bi pour ñu wane adduna bi yëpp que ne Sénégal askan ba jóg nañu xeex pour bañ Macky Sall nasaxal seen démocratie ndax amoon nañ ci ay jéego. ñu bëri ni ñu ko doon laajee jàppale ne kon njiitu réew mi président Macky Sall ni ki démb la ñu ko ñàkk kon nag jël na dosam bu njëkk mu nekkoon ci teewaayu yenn ci ay njiital institution ku ci mel ni kon Idrissa Seck ak ñenn ñu fare ci gouvernement bi moom président Macky Sall ba mu sa noppee yile kàddu la yëkkati. lii mooy fagaru bi gën a wóoru muy ñaari dose ñu war a def ci kanam ñu jël beneen bi mu doon ñàkk bu jafe am ndax àdduna yëpp ñoo ko soxlaan bu ñu yàlla suturalee nag ba ñu am si as tuut
tur boobu dañ ko bëgg a jaarale ci yoon ñëpp ñi si war a jot mën si jot moo tax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi joxe exemple maanaam wane ne ñoom ñàkk bi ñoo si jiitu. mu nga El Hadji Mansour mu mel ni kan njiitu réew président Macky Sall ñàqu na démb waaye nag kàddu yi nga xam ne ñëpp moom la ñu dégg tam wax ko moo di boo la ñàquwul ma jël dose yi maye ko. loolu la wax mais man dama jàpp ne xanaa du lu mu jël au sérieux parce que boo seetee sax nee na du ñu egg sax ci stade foofu mooy xëy na loolu du am xëy na waxin la de toute façon mënoon na ci bañ a yegg ñun li ñu doon demandé mooy mu vacciné wu ci kanamu Sénégalais yépp parce que loolu dong doy na ci communication ak confiance aw askan nag depuis ci histoire mosuñu tëb indi ay vaccin ci mbas mu fi am lu dul ni askan wi daañu am ay doute ci wàll boobu kantaa dama koy jël yóbbu ko faneen comme ni ko presse bi yëpp interprété noonu man xalaat boobu dong laa ci am mooy du ko sañ ndax du moomeelam def na njàmbaateem ak jéegoom nag devancer ay quelques pays Afrique ba ñu am ay vaccin ñi nga xam dal na seen xel fu ñu dem vacciné wu ji nañu dem vacciné wu ji donc ñi ci doon am doute man li ma doon gën a sàkku mooy moom mu jiite ci vaccin yi comme vacciné wu na nag léegi li ci des na liggéey bi yomb ci ñi nga xam bëgg nañu dem vacciné wu ji. Birahim président Macky Sall ñaxu na xanaa léegi xel wala naa dar. ñaxu na du moom rek xam nga démb xalifa Medina Baye ñaxu na. donc religieux yi ñuy ñaxu. Imam Omar Diène fan yi passé je pense si bokk na ci njëkk vacciné wu également docteurs yi ñi sénégalais yi wóolu ku ci mel ni professeur Seydi vacciné wu na Marie Khemesse vacciné wu na Diouf Sarr vacciné wu na mais vaccin bi Macky Sall moomu ko te président de la République ndax waxeewu ko noonu wala fii la ko waxee wala contexte bii la ko waxee am na loo xam ne spontanéité warul président ci yenn yi kaddu fu mu jibee même parce que déjà cadre institutionnel bi mu nekk muy palais de la République def ko salle des banquets Bruno Diatta yëkkati kàddu yooyu devant toutes les autorités de ce pays ne ni bu ñu ko nanguwul wala bu ñu ko soxlawul mu dem maye ko mais est-ce que dafa def sondage bu xool ne ni sénégalais yi bëgguñu vaccin bi alors que prouvé nañu ba bërki démb ci ngoon que ci en 24 heures lu tolloog 24 000 demandes dugal nañ ko ci plateforme vaccination boobu ay demandes sénégalais pour mën a bokk wala bénéficier ci vaccin boobu donc jàpp naa ni il a mal parlé ndax loolu laa ko mën a jàppee ndax am na kàddu goo xamee ni mën na jóge ci Diouf Sarr wala mu jóge ci Birahim Touré wala ci Mansour Diop waaye warul jóge ci président de la République et surtout constitution moo ko tënk pour mu sauver askanam constitution moo tënk président de la République pour lépp lu jëm ci lu baax ci askanam mu def ko dañ ko ci fal pour loolu buñ ko follee wala appam jot keneen ku ñëw tamit constitution même chose la wax ndax soppeekul ci wàllu woowu donc loolu warul nekk kàddoom. surtout institution yi nañuy moytandiku di dépendre ci ay propos yu bàyyeekoo ci ay réseaux sociaux et cetera. maa ngi koy wax démb Sénégalais yi am accès ci internet ci population bi 24% la ñu. 24% ñoo am accès ci internet donc ci ñooñu ngay génne benn 5% buy commenter li ñu bëgg ak li ñu bañ boo ci sukkandikoo ci en tant que institution njuumte daf lay yomb bi ci des nag xam naa ni direct yi tam moo yombul te président bi ñu koy vacciné daane kon direct nag ci RTS. ay ja ñu jàll ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. bàq ba ji Pape Mante Mboup daal di teemal kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. ngay tey. alhamdulilah ayu tey. la grand-mère. waaw tey moom guddi jam ñaajo. mën naa ne. waaw mën naa ne. football la ñu koy doole Ligue Pro programme 9e Ligue 1 ak Ligue 2 si njeextalu ay bés bi. waaw ci ndoxtalu ay bés bi nag jàppale kon nit ki ëllëg si lañ nag tàmbali lu jëm ci wàllum juróom-ñeenteelu bëccëg bi ci Ligue 1 bi ak ñaari jongante bu 16h jotee nag foofu c'est stade Alassane Djigo ci la nag Pikine di dalal ñii di waa Mbour Petite Côte ci boobu la waxtu sax si la Casa Sport di laale ak ñii di waa ñaari tali NGB foofu ca Aline Sitoé Diatta yeneen jongante yi nag dinañ ko wéyal ni ki ci dimanche gi 16h Ndiambour bu Louga mooy dalal Teungueth FC foofu ci stade bu Albouri Ndiaye Dakar Sacré-Cœur ak CNEPS Excellence stade Alassane Djigo lay doon stade de Mbour moom dina dalal nag ñii di waa Jàmbaar foofu ca stade La Tanière US Gorée ak AS Douanes ci stade municipal bu Mbao lay doon Génération Foot ak Jaraaf bu Dakar ñu jàpp ne bokk na si jongante yi gën a xaar nit ki nag ci Ligue 1 bi foofu ci stade Djibril Diagne nekk sëddani Biram Ndaw jàppal na tamit Ligue 2 bi ñoom seen juróom-ñeenteelu bëccëg ëllëg kon lañ koy tàmbali
Amitié FC Port Autonome mu Dakar la doon Africa Promo Foot ak ñi di Dakar Université Club ci dimanche yi nag US Ouakam dina ci laale ak Kër Madior Guédiawaye ak Renaissance bu Ndakaaru lay doon Linguère ak J Fatick jamono moom bu Fatick moo ci dalal ñi di waa Sonacos. quart de finale CAN U20 2021 Cameroun ndax Burkina Faso ñoom dañu leen éliminé. waaw Cameroun nag démb kon la daanu ci kanamu ñi di waa Ghana ca teg dóor ya 4-2 gannaaw nag ba ñu demee ci prolongation bi ku nekk dugal sa morom benn but Cameroun nag amoon parcours bu am solo ci phase de poule ndaxte ñetti match la ci amoon am ci victoire waaye nag démb dafa nërmelu ci kanamu Ghana ñi nag di waa Ouganda. kon ñoom ñii ne nag rejoindre nañ Ghana ci nag demi-finale yi ndax ñoom dañoo daan tamit ñii di waa Burkina Faso ci teg dóor ya juróom ci ñett temps réglementaire bi nag ñaari équipe bi 0 but partout lañ defoon kon ñu jàpp ne tey ji bu 16h jotee derby nag Afrique du Nord ci diggante Maroc ak Tunisie lay doon stade municipal bu Nouakchott lañ koy amalee buñ ci jógee nag kon ñu jàpp ne 19h stade olympique bu Nouakchott dina dalal République centrafricaine ak ñii di waa Gambie Ghana moom kon ci diggante nag ñii di waa Centrafrique ak Gambie lay xaar ngir nag xam kan la ci laale ci demi-finale gi Maroc moom ak Tunisie ku ci jóge rek dina ci dalal ñii di waa Ouganda ngir beneen demi-finale nga xam ne finale bi nañu ko jàpp ni ki benn fan ci weeru mars. Huitième de finale yu Ligue Europa xam nañu ñi qualifié. waaw ñi qualifié nekk gannaaw démb bañ doon amal lu jëm ci wàllum 16e de finale yi kon ñu jàpp ne Tottenham Ajax bu Amsterdam Arsenal Villarreal ak club bi di Glasgow Rangers Granada nekk ci Espagne Molde ak Shakhtar Donetsk ni ki noonu Slavia Prague bu doomu sénégalais bi di Abdoulaye Sima démb sax ñu jàpp ne moom mu dugal ñaareelu butam seen diggante ak Leicester AS Milan Dinamo bu Zagreb AS Roma ak Olympiakos bu ñoom Ousseynou Ba défenseur sénégalais boobule ak ñi di waa Dinamo bu Kiev Manchester United Young Boys Berne kon ñu jàpp ne sax ni ki tey la ñuy amal nag tirage au sort bi bu 13h jotee foofu ca Nyon ca Suisse kon ñu jàpp ne rencontre yi nag dinañ ko tàmbali ni ki fukki fan ak benn ci weeru mars gu ñu jëm wéyal ko ni